abonné ci lu yomb la da ngay dugg YouTube nga bind Ndiénd TV ñu andil la ko nga bës abonné laal cloche bi ngir vidéo buñ dugal mu mën a wàcc sa téléphone direct. Il a été réalisé en 1908. Donc, comme nous l'avons dit, Cheikh Issa travaillait, mais avec une intelligence remarquable. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient à aller acheter du pain. Et donc, on sait que Thiène Djolof était enclavé. Lui, il avait la vision de réaliser un four qui produisait du pain sur place. Donc là, nous en profitons pour aujourd'hui dire à ces diplômés dont il est le parrain la dimension de cet homme, parce que travailler au service de Dieu nécessite également une intelligence d'anticipation, une intelligence collective. Et l'intelligence collective dont Cheikh Issa Diène attribuait une très grande importance, c'était de réaliser des projets, c'était d'amener des gens à contribuer à la réalisation de projets. Qui dit projet, dit plan, dit objectif. Donc, un plan clair des objectifs atteints. Et ça, nous incitons ces diplômés dont il est le parrain à s'en inspirer. Et nous allons terminer par son mausolée. Puisque toute vie a une fin, les hommes de Dieu, leur vie également a une fin terrestre. Donc, ils disparaissent de la surface terrestre, mais leurs œuvres restent éternelles. Aujourd'hui, le guide spirituel de Ndiéné Lagane repose au cimetière de Touba, le grand cimetière, qu'il partage avec les illustres chers de Cheikh Al Khadim. Et depuis 1948, son mausolée a été implanté dans ce cimetière à l'époque sous le ndigal de Cheikh Mohamed El Fadal Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu. Et comme nous l'avons vu là, nous avons fait la présentation de ce qu'aujourd'hui la Jamia a réalisé en tant que reconstitution des œuvres de la vie et des multiples œuvres de Cheikh Issa Diène. Et nous le rappelons, ce travail a suivi et a respecté avec rigueur et minutie l'ensemble des procédés scientifiques reconnus à l'international pour pouvoir vous présenter cela. Et nous l'avons dit, il y avait eu une phase de collecte de données, il y a eu une phase de vérification des données, il y a eu une phase de reconstitution des témoignages et enfin, le travail a été vérifié encore par aujourd'hui ceux qui assurent la supervision de la famille. Donc, nous en profitons pour vous dire que c'est important aujourd'hui de se rappeler de ces grands hommes, de la trempe de Cheikh El Hadji Mbacké Bousso, radiyallahu ta'ala anhu, et de Cheikh Issa Diène, radiyallahu ta'ala anhu. Nous vous remercions. wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa radiyallahu an shaykhina al-awwah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké hafisahullah wa raah di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaye di ziyaar suñu sëriñ Cheikh Abdou Halim Diène di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak rakam ju baax Cheikh Abdou Salam ak mboolem ñu nekk ci kër gi yëpp di am mbégte ak kontante egsi fii ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul liggéeyal maam Cheikh Issa Diène ci xam-xam di sant baax Cheikh Mouhamadul Mountakha ci li nga xam ni yëkkati na ko tuddee ko Serigne Mbacké Bousso ak maam Cheikh Issa Diène ngir joxoñ ndaw ñi nga xam ni ñoo war a jóg mag ñooñu seen i liggéey ak seen i jikko ak seen i melokaan
mu am nag bis xam nga day nekk loo xam ne lu xat lay doon waaye ngir dimbali ndongo yooyu war a génn am ay lijaasa ci wàllu médecine ak science waaye ñi am ay lijaasa ci wàllu ulum al islamiya wa dirasat al lugha al arabiyya ñoom itam ñu am ay yóbbal ba tax ñu tudd leen sëñ Mbàkke Buso suñ borom nag dogaloon ñu def ci benn livre boo xam ne ñoom dinañ ko mën a yóbbaale ñu def ko arabe ak français bokk na ci ñi nga xam ne doon nañ ci liggéey nag nga xam ne ñoo dajale matière bi muy ku mel ni al oustaz Serigne Mbàkke Sourang ak Serigne Mouhamadou Amin Dieng Sha'irul Khadim Serigne Moussa Dieng mu sëñ Mbàkke Mariama ak Serigne Abdou Latif Dieng Souaïbou ak Serigne Cheikh Dieng Souaïbou Diarra ak Soxna Fatikine Dieng mi nga xam ni moo doon yëkkati kàddu yi léegi ci nasaraan ak Serigne Ibrahima Bey Murid Sadiq waaye ki nga xam ne nag moo taxrir téere bi bind ko di Serigne Abou Madiana Souaïbou Diaw al azhari atubawi di ñaan borom bi subhanahu wa taala dëgëral leen livre boobu nag lu am solo nekk na ci dundu maam Cheikh Issa Diène ci aw askanam njàngam ay œuvre am ay relation ak nit ñu baax ñi ay réalisation yoo xam ne yu am solo yu mu ci def ak mujjam yépp tënk nañ ko ci donte nekkul livre bu mat ñu boole ci nag defar ay image ay photo yoo xam ne dañ ko exposé nii gën di ko gis bokk na ci li gën a fës ci ay liggéeyam mooy jumaay njaareem nga xam ne daf koo def ci ndigalul borom bi subhanahu wa taala mu jaar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci Cheikhul Khadim mu taxaw ca taxawaay bu rafet bu mag ànd ko murid yëpp te la jiitu loolu lettre bi ngeen di gis ci suuf nii mooy convention bi nga xam ni moo tax suuf siñ tabax jumaa ji agsi ci moom te mu doxoon ci digganteem ak Maysa Ndiaye te le commandant nekkoon ki nga xam ni moo ko doon seede li ngeen di gis nii nekk signature wu maam Cheikh Issa Diène jumaa ji jaar ci ay étapes yu bari étape bi ngeen di gis mooy étape bi nga xam ni bi mu defaree jumaa ji ba noppi muy doog a pare ni mu meloon te amagul benn collecteur booba tam tiwil yi moo ci newoon ci biir image yi di ngeen gis yeneen étape yi nga xam ne yeesal nañ ko mu aju ci njaboot bi image bi ngeen di gis tamit dafa aju ci mbirum jumaa ji ndax mooy photo bi nga xam ni keroog ba ñuy teg xeer wa ca njaareem Serigne Touba radiyallahu taala anhu moo nekk nii maam Cheikh Issa Diène moo nekk nii fes ci lool ñu xam ko ci taxawaayam comme ni ko bindkat yi bindee photo bi da koy firndeel bu baax a baax gis nga ko di photo bi itam ñu leen wan nii mooy léeg-léeg nga dajeeg yeneen photo waaye nag bii mooy original bi photo bi nga xam ne moom amul benn coppite noonu lañ ko photo nii mu kolo itam mu amoon ci ndigalul Serigne Touba Khadim Rasoul ndax lu ko jiitu dawul teg kol ci bopp bi beneen photo bi ngeen gis mu topp ci aussi mooy ay jabootam yoo xam ni yu góor lañ ñoom lañ tënk fii di ab taawam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Diène Serigne Bassirou Serigne Mbacke mi nga xam ne moom la tuddee maam Thierno Birahim ak Serigne Bassirou mu tuddee Cheikh Mouhamadou Bachir ak Serigne Abdou Latif Diène nga xam ne Serigne Touba Khadim Rasoul la ko tuddee ak Serigne Youssoufa Diène ak Serigne Dame Diène Serigne Cheikh Abdou Halim Diène mi nga xam ne mooy xalifa moom it Serigne Touba la ko tuddee ak Serigne Cheikh Abdou Salam Diène moom itam ku tedd ki la ko tuddee bu dee image bi nga xam ne moom ngeen a gis ci suuf bokk ci photo yi mooy bi nga xam ne yeesal nañ ko peinture ko ci jamono yi Cheikh Abdou Latif Diène image bi ngeen gis ba tey mu bokk ci photo yi mooy actuel xalif bi fi nekk di Serigne Cheikh Abdou Halim Diène moom itam ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér bu dee image bi ngeen di gis tur biñ ci bind dafay niroog lool jumaay njaareem waaye mooy jumaay ja nga xam ni moo nekk ci Njenn Lagan dañu wax Alaaji Mbay Touré di kenn ci ab taalibam defaral ko kon mën nañu ñëw tamit ba tey ci image yi ngeen di gis mu nekk ay mbind xasida gi nag mooy xasida Taysirul Asir nekk xasida goo xam ni gu ñu xam la xasida goo xam ni borom bi subhanahu wa taala la ci Serigne Touba radiyallahu taala anhu di tagg di ci woy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom mu nekk xasida goo xam ne xasida quraani yi la maanaam mboolem saar yi nga xam ne dañoo nekk ci biir alxuraan di fukki saar ak ñeent saar yëpp Serigne bi def na ko ci gis ngeen ko ni mu tàmbale yallahu ya man la ilaha xayruhu ya man ataani doona dayrin xayruhu nga xam ni Serigne moo ko bindoon jox ko maam Cheikh Issa Diène ni ko Issa sa xasida ngi noonu bu mu fande nga xam ni Serigne bi wax nañ da ko fonkoon daan ko jàng guddi ak bëccëg bu ko daan jàng da ko daan yëkkati ca kaw ba kàddu gi sax ku mosaan egg ci yow da ngay toog da koo defoon ni doom jum jur te loolu njaboot gi itam ñu ngi jéem bu baax a baax di ko ci wuutu xasida gi itam mooy xasida ak fosti moom it Serigne bi da koo bindoon woo maam Cheikh Issa Diène ba mu ñëw mu jox ko ni ko sa ndey soxna Mariama Diop de nuyu na la léegi la fi jóge
yëkkati woon xasida fas gi nga xam ne soxna Mariama la ci tagg moom jox ko maam Cheikh Issa Diène li ngeen gis tam ab fuur la boo xam ne ca jamono yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi nekk ci yeen Jolof atum 1908 la ko fa maam Cheikh Issa defoon te wax nañ ni sax tubaab bi moo ko fa bëggoon a def waaye sëriñ bi gàntal ko xamal ko ni ko ci fere yi am naa ko man finalement maam Cheikh Issa moo ko mujj def ba fi mu ne may wax ak yow nii pour bi mi ngi lakk mburu ñiy dem foofu ci yeen dañ ko fay fekk di jëfandiku bu baax ci mburu mi boo xoolee fii ay woy moo fi nekk woy yi nag shaa'ir bu mag a mag boo xam ne maaruuf la ci yoonu murit di Cheikh Ibrahima Diop Almasri radiyallahu taala anhu moo ko yoon maam Cheikh Issa mu nekk woy yoo xam ne dafa résumé boolem ak dundam ay liggéeyam ndax mi ngi ko tàmbalee ci xaazal mafaxira Issa Diène zul karami wa faaza bil qurbi wa ridwani bil xidami xibbul xadimi wa misbaahu tariqatihi nee na moom ginnaaw bi mu làqee ndam yi ak karaama nekkoon na ku jege Serigne Touba radiyallahu taala anhu ci ay ngërëm waaye lépp mu ngi ko amee ci liggéeyal ko nee na mooy soppeeb Serigne Touba tey lamp yoonu Serigne bi bi istanaarat li man yamsi bila zulami te loolu nee na itam képp koo xam ne bëgg ngaa dox ci ak leer ci lu dul ak lëndam nee na faaw nga jël Cheikh Issa Diène def ko muy ab nituwaay kon la garba Cheikh Mouhamadou Mountakha radiyallahu taala anhu def ko ab làmp ngir mu niital xale yi nga xam ni ñoom ñooy doog a jóg wala dugg ci jamono ji boo xoolee itam œuvre yi mu def dafay tegtale nit ku xam-xam nit ku xam-xame nit ku cultivé waaye nit ku jàmbaare te loolu lépp am na ci ay seede bayit bi da koy firndeel nee na ko fatan adibun muqidun yaqisun barun karimun jawaadun muxjiru diyam abonné ci lu yomb la da ngay dugg YouTube nga bind Ndiéné TV ñu andil la ko nga bës abonné laal cloche bi ngir vidéo buñ dugal mu mën a wàcc sa téléphone direct